tey jile bokk na ci li ñuy fàttaliku ci atum 1975 génnu pa àdduna Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass fële ci hôpital Saint-Thomas ba ca Londres mu dëddu àdduna ginnaaw ba mu làqee juróom-ñaar fukki at ak juróom loolu la ñuy fàttaliku ak leneen ñu dellu si. fukk ak juróom-ñeenteelu championnat d'Afrique ci wàllu basket bi ñu amaloon ci Sénégal ñaar fukki fan ak juróom ci weeru sulet 1997 Sénégal moo jëroon raw gàddu gi mu nekkoon juróomeelu yoon nag mu yëkkati raay réew mi Sénégal nag ci noonee sax la daal di qualifié moom ak Nigéria ci championnat du monde bi waroon a am ci atum 1998. ñaar fukki fan ak juróom ci weeru sulet 2013 ci la ñu teg Anna Sémou Faye nekkoon commissaire police divisionnaire ci boppu direction générale bu police nationale mooy soxna suñu njëkk a jiital ci bopp këru police bu Sénégal mu wutu woon commissaire Abdoulaye Niang. ñuy fàttaliku ñaar fukk ak ñetti soldat yi ñàkkoon seen bakkan gannaaw bi leen fipp yu MFDC yu Casamance tegalee ndigg sërëx mi ngi nekkoon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru sulet 1995 fa ñu naan Babonda diggam ak Ziguinchor toll ci fukki kilomètre ak juróom-ñett. tey ñuy taxaw ci bis bi Cheikh al Islam Ibrahim Niass wàccee liggéey mu nekkoon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru sulet 1975 ca kër docteur ba ñu naan Saint Thomas nekk ca Londres Cheikh al Islam ñu gën ko xam ci Baye Niass maître soufi ci tarixa Tijaniya ay taalibeem nag ëpp nañu ay millions ci Afrique rawatina ak Afrique sawjant ak bëj gànnaaru Nigéria. ndonga ji bu daara ji ak Fadel Barro nekkoon coordonnateur bu Y'en a marre ñooy indi ay seede bu ñu ne nag panafricaniste Baye Niass bay na ci waar wu am solo. tey ji pour man 47 ans après ci biir Afrique li nga xam ne la fi liggéey Mawlana Cheikh di nga ko fekk ci ay Rihla Conakry téere yu mu bind di nga ko fekk si Jawaahirul Risaa'il ñëwaat naan lii la def fii la jaar damay préféré ñu xool leadership boobu. nan lañ ko mën a jëriñoo ñun ndawu Afrique yi. Baye Niass dafa bindoon ni ne li nga xam ne mi ngi koy regretter di ko wëndeelu ci avion yi ci oto yi ci dox li mu wër ci àdduna ak ci biir Afrique yëpp daf ko nekk mu def nee na daf ko dédié jeunesse sénégalaise jeunesse africaine maanaam dafa bëgg daf ko may ndaw ñi mu nekk royukaay pour que ñu am modèle boo xam ne danañ ko mën a jëriñoo. discours bi nga xam ne moom la benn président. français bu ñuy wax Sarkozy defoon fii ci université doon aussi dëggal lu feebar li mu bindoon te tey jii boo xoolee téere bi nga xam ne moom la Cheikh Ibrahima Niass bind boo xoolee li nga xam ne moom lañ ci gën a retenir mooy phrase bi nga xam ne mooy wax ne que il faut connaître les hommes par la vérité et non la vérité par les hommes muy jëmmal di dëggal aussi ne que dëgg rek mooy mujj. Al Khalifa Cheikh Mahi Niass naka la mën a demee Soudan ci diir bu gàtt te yorul ay instruments yu ONU am yorul ONG boo xam ne dafa am ñu ko fa jiitu di def ay di liggéey ak liggéey. ci jëmmam rek bu ñëwee ay lu mat juróom fukki tribu bi mën a juboo ñëw ànd nangu saxal jàmm ci seen réew. leadership boobu nag pour nga comprendre ko boo ko bëggee xam tey boo demee Soudan nga dem Nigéria nga dem Ghana nga dem Tchad nga dem foo dem ci àdduna surtout biir Afrique. saa boo waree ginnaaw rek saa boo gersoo boo ne sénégalais nga wala nga ne Medina Baye nga juddoo wala kaw la nga jógee Allah fokk nga gis ku ñëw taxaw ne la Cheikh Ibrahima Niass. donc boo xoolee taxawaay boobu nga xam ne Cheikh Ibrahima Niass amoon na ko muy dëggal ne que nekkoon na vraiment njiitu panafricanisme bi nga xam ne moom la ñuy wax tey boo xoolee aussi relation yi nga xam ne amoon na ko jamono jooju ak ñoom Kwame Nkrumah ak ñi nga xam ne ñii ñoo doon vraiment dëggal di teewal aussi Afrique. loolu nag leadership boobu nga xam ne Baye wane na ko ci àdduna ci biir Afrique fépp foo dem tey naka la ko Sénégal mun a modéliser ba nga xam ne ci dans le cadre du tourisme culturel mais aussi en termes de leadership politique naka la Sénégal mun a nekk benn géej goo xam ne mooy nourrir le reste du monde. pour ñun Baye modèle la référence la boo xam ne mun na jamono ju nekk mu duñu inspiré. ku bëgg a góob da ngay ji da ngay bay. Baye ne ko bëgg a góob da ngay ji da ngay bay. bu leen def seen boppi xale. bu leen def seen boppi xale. ku yàlla tànn ba jox la diine ji gën ci diine ji. ku yàlla tànn ba jox la diine ji gën ci diine ji. yonent bi gën ci yonent yi. yonent bi gën yonent yi. ku yàlla tànnal loolu warat laa def sa bopp ku ndaw. ku yàlla tànnal loolu waratoo def sa bopp ndaw. na nga xëccoo ba bokk ca tànneef yi. yow daal xëccoo nag ci sa yittey bopp ba bokk ca tànneef yi.
macha allah jërëjëf Fatou Kiné Deme Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass yàlla yokk leeram Chérif Dia ci atum 1971 la université Al Azhar ba ca Caire jagleel ko titre boobu sax muy Cheikh al Islam ba léegi ñu gis ni ñi fi bàyyi Cheikh Mouhamadou Mahi Niass li mu doon liggéey moom la ñuy woy ba léegi gis nañ li mu def fële ca Soudan. c'est pas pour ñu gone yi di ko dàkkantale bàyyi l'international. moom mi nga xamante ni mooy Maulana Cheikh Ibrahima Niass ndax juróom-ñaar fukki at ak juróom la def ci suuf bu leen fàtte ni bi mu demee Makka daje fa ak justement buuru Kanoon fële ca Nigéria fa la xamle bi amee lëkkaloo bi ba gis nga ko après la ca xew ay millions ngi taalibe boo xamante ne que am na ko fii ci diggante Nigéria Ghana ak réew yi nga xamante ni ñoom ñoo ko war muy taxawaay bi nga xamante ne bàyyi doon na ko am héritage boobu nag moom ñi ko fu wutu moom lañ doon amal ba gis nga ko succès bi nga xamante ni Cheikh Mahi Niass nekk l'actuel xalif général bu Niassène yi dem na ko fële def nga xamante ni moom mooy ca Soudan ci lekk wàllu médiation yi nga xamante ni ñi ko fay def parce que ñi leen déggal dafa bëri bàyyi nag boo xoolee sax témoignage yi nga xamante ni am na benn ambassadeur bu ñu wax Omar Khattab Soxna moom à l'époque mi ngi nekkoon fële ca Zaïre actuelle République démocratique du Congo moom dafa jàpp ni bàyyi gisoon na bis bi mi dem ak at mi dem ndax boo xoolee sax magam bi nga xamante ne moom mooy Khalifa Niass bi mu làqu dafa am rumeur yi ne woon Baye moo làqu moom ci témoignage ba léegi moom diplomate bi mu ne ci la tiitee Baye woo ko dalal xelam ne du moom moo làqu wax na ko man su moom bis bu mu waree làqu di ngeen ko xam donc moom moo taxoon gis nga ko bi mu dem ci Londres sax tàggu ko après ci la rappelé na ko waxoon naa le man bis mooy génn àdduna aussi di nga ko xam donc muy loo xamante ni lu am solo la buy liggéey bi mu def te gis nañ tamit ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo lëkkaloo ci moom gis nga ko témoignage yi nga xamante ni ndongo yi def na ko ak nga xamante égal mooy Fadel Baro muy ay taalibe yoo xamante tamit muy Sénégal ak ci bitim réew en tout cas liggéey bi nga xamante ni Baye def na ko fi yàlla na yàlla yokk leeram ñu terminer rek ak Fadel mi nga xamante tamit c'est la première fois mu def également benn sortie ginnaaw waaye juróom bi génnoon àdduna de Cheikh Almami Baro mi nga xamante ni moom kilifa diine la fële ca Gambie ca Gandoul nekkoon fa quand même liggéey bu am solo boo xam def na ko moom ci 4 juillet bi la kilifa kii daal di làqu moom moo nekkoon way juru Fadel Baro ñu ngi ko koy jaalaat bu baax absolument di jébbal suñu njaal Fadel Baro di ñaan sunu borom yërëm way juram boobu te xaaree ko ci aljana yi gën a kawe Marcel Farba Maroun gis nañ Medina Baye bu gàmmuwaat bi amee gàmmu bi ci boppam laay wax li fay ñëw ci ay doomi aadama ngir sàggal Maulana at mu jot ngir sargal ko war na loolu rek bu doy na firnde ci li nga xamante ne moom mooy liggéey bi mu jot a def ci kaw àdduna déjà qu'il fut l'un des plus grands représentants en tout cas ambassadeur réewu Sénégal ñu ngi ko doon gis sànq donc tey grâce à lui ay bërëb yu bëri Sénégal nit yi xam nañ ko à l'international et puis mu di benn exemple pour la jeunesse déjà à l'âge de 18 ans ñu ngi doon wax ne que c'était vraiment un savant boo xamante ne dafa jot a am xam-xam précocement à l'âge de 18 ans mu génne son premier ouvrage Ruh al Adab la ko tuddee mu daal di ko bind donc fukki at ak juróom-ñett et puis mu di koo xamante ne tamit visionnaire la woon dans le temps parce que mu ngi doon encourager li nga xamante ne moom mooy éducation jigéen ñi ay doomam yu jigéen sax daal di fréquenter mémoriser le Coran au sein des mêmes écoles que góor yi donc mu di firndeel ba pare daal di affirmer ne qu'en matière de connaissance les femmes devraient rivaliser avec les hommes donc mu waxoon ko ci jamono ji nga xamante ne xalaatuñu woon ne fu mu nekk ni dañ ci toll. bu ñu ko waxee Fatou Kiné Marcel wax na ko ñu xalaat Seyda Mariama Niass gis nañ xale yi ni ñu fay demee di jàng alxuraan macha allah. ma ngoog Seyda Mariama Niass mu nekk jigéen joo xamante ne jigéen ju jàmbaar la woon waaye tamit xel dafay dem ci beneen doomu baay muy bu weesoo Seyda Mariama Niass muy ki ñu naan Seyda Rokhaya Niass moom aussi mu nekk koo xamante ni daanaka li Marcel wax léegi dafa mës a encourager njàngum jigéen ñi parce que bu ñu xoolee soxna Seyda Rokhaya Niass man am naa sax chance su def ak moom reportage fële ca Kaolack mu nekk nag soxna si nga xamante ni moom moo njëkk bind poème ci Afrique noire bind ko en langue arabe également mu nekkoon aussi ouvrage am boobu mu jagleen ni nga ko waxee rek ak yelleefu soxna yi parce que dañu wax ni soxna yi dañu war di jàng saa su ne nañuy jongante ak góor ñi ci kaw jàng mais jongante bi du caagante yenn la moom soxna soosu mu nekk koo xam ne ku ñu ràññee la également ci fàttali sax am na benn invitation boo xamante ne jamonoy Jimmy Carter bi mu nekkee njiitu réew bu États-Unis invité woon na ko États-Unis mu ñëwoon pour jiite fa benn conférence buñ jagleeloon ak yelleefu jigéen ñi mu nekk loo xamante ne am solo la soxna naat macha allah Maulana
Maulana nekkoon itam nit ku ñuul ki njëkk a jiite julli juma foofu ca Al Azhar ba nekk fële ca Caire ca Égypte di wax rek sunu borom yokku leeram Cheikh. daanaka foofu si ni mu ko waxee rek Baye international gis nga bu gàmmu itam amee ca diwaan bu Kaolack mbooloo mu takk wi nga xam ne ñoom ñooy teew foofee du doon sénégalais kese du doon itam ñi nga xam ne ñoom ñooy jugee ca Nigéria fu nekk la doomu aadama di bàyyeekoo ngir teew lu ni mel ndax itam gëdd wi nga xam ne jox na ko lu soxal alquranul karim rawatina diiney l'islam te itam ñu jokk ci moom itam foo leen gis amaana mën nga leen ràññee ci seen melokaan ak seen bëgg yàlla ak alquran karim ñuy ñaan suñu borom yokk leeram comme ni ko waxee léegi sax allahuma amin macha allah ndaw ñi tamit di ci def liggéey bu am solo ci fayda bi jërëjëf Fatou Kiné Deme ci fàttali bi léegi dañuy des ak yow ci xibaar yi. Fatou Kiné xibaar yi dañ koy dooree ak yàqu-yàqu yi nga xam ne taw bi amal na ko lu ci mel ni canal ba ca zone de captage benn xàll wa dafa daanu askan wi mer bay futu. askan wi mer ba futu soxna naata canal boobu nag indi daanaka booy xool ay jafe-jafe yu métti boo bépp canal moo waral askan wa daal di mer di sàkku rek nag ci kilifa yi ñu wax rek kon ci canal boobu ndax lañu seetlu rek moo di ne tey ji ONAS nag moom la ñu dénk liggéey ba te booy xool ba nëga ni ay jafe-jafe da caa am ñu wax ci intersyndical bi ëmb ñiy liggéey ci wàllu ndox mi soxna naata mu mel ni kon dañoo daal di door rek grève ñaari fan doore ko tey ji lee ci altine ji nag ndax la ñu bëgg tak mooy ñu taxaw ci seen i jafe-jafe ñoom liggéeykat yooyu ñu ne nag kilifa yi daal dañ leen a seetaan ci seen plateforme revendicative boobu la ñoo ñaxtu nag bokk na rek ci wàllum xëy mi nu ñuy fexee nag ba gën a dooleel salaire yi muy payoor yi waaye tamit ak yemale daal di am ñu wax ci leneen soxna naata bokk na rek ci accident ba nga xamante ne nag moom moo amoon fële nag ca boor yi bayax la fay tolloog njaar la lu toll ci ñeenti doomu aadama ñàkk seen bakkan ca saas kenn nag indi na ca ay seede di naqarlu lu ni mel ndax la mu jàpp rek mooy yoon woowu nga xamante ne moo dox diggante booy xool diggante bayax jàpp njar nag dafa nekk tali bu ñu war a xoolaat ndax daanaka la ñu fay wàññi ci accident bari na gannaaw loolu it ñu wax rek ci bataaxal bi tukkee ci yéenekaay bii di l'Observateur ndax dañu seetlu ni daanaka diire ngi nii nag ci xarala yi ñi ngi jëfandikoo une bu l'Observateur maanaam am ñoo xamante ne ñoo ca nekk di def naka sudul noonu seen jëfandiku googu nag jubluwuñ ci lenn rek lu may defi propagande ak it di songu nguur gi ak ñi fare ci nguur gi moo waral groupe Futurs Médias ne lii nag du ko noppi faaw rek mu dem fa mbaxane doonee benn mu ne nag dana dem ba ca procureur nag daal di kalaame ngir ñooñee mën a dakkal la ñuy def ndax loolu dafay gàkkal suñu démocratie te it day yàq diggante kon mu mel ni plainte ba soxna naata daanu ko déposé ca procureur direction publication bu yéenekaay bi l'Observateur moom moo ko xamle ñu jeexalee xibaaru réew mi ak gendarmerie nationale nag mujj naa teg loxo moom Pape Mamadou Seck ma rëccoon ca pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec moom moomu nag ci fàttali ñu ngi ko jàppoon rek ci enquête bi ñu doon def ñeel force spéciale investigation yi nag maanaam liggéey ba dafa amoon solo lool gëstu ga tamit naka noonu tar ba tax direction bu administration pénitentiaire nag def kéemtalaay kàttanam ba jàpp ko fa ñu naan Daaru Karim la ma nga ca département bu Mbacké ca kër sëriñam la bu ñu sukkandikoo nag ci communiqué bu division bu gendarmerie nationale waaye leneen la ñu xamal ci Pape Mamadou Seck moom tukkee nag ci suñuy naataango yu Seneweb mooy dañu ko fekk nag soxna naata daal ak mënees naa wax ndawam ca biir néeg foofee la ñu ko jàppee mu nekkoon lu gën a fës ci xibaar yi nekk ci biir réew mi. jërëjëf Fatou Kiné Deme mu leen fàtte ci kanam tuuti incha allah Oumy Sow ma dina fi teew ci météo bi xaj na dinañu waxaale ci taw yi itam Marcel Farba Maroun un jour un chiffre tey jile ci élection au conseil collectivité territoriale yi ñuy waayal fan yi ci la nar a soobu de quoi est-il le nom Ndakaaru fii la ñuy des léegi rek ñu soobu ci xibaaru biti réew yi. ñu dem fële ca Burkina Faso Fatou Kiné wax ci wàllum kaaraange ak yeneen i ponk gouvernement de transition bi seq waxtaan ak ab délégation bu CEDEAO. ma ngoog waxtaan woowu nag du lenn rek lu may nees fexe nag ba kaaraange ga mën a daal di desiwaat foofee ca Guinée ca Burkina Faso waaye tamit leneen muy nag kon charte réew ma ñu daal di koy nag gën a teg ci yoon naka noonu it fexe i tamit ba gouvernement ba fa nekkandi def kémt laay kàttanam nag ba jublu ci ponk yooyee mu mel ni kon kilifa
transition yooyu nag ñoo doon seq waxtaan ak benn délégation bu CEDEAO ci njiitalug président bu Guinée-Bissau muy Umaro Sissoko Embalo moom sax nag la ñu jiital ci conférence des chefs d'État bu CEDEAO ca foofee nag dëggal na maanaam li kilifay nguur ga ca Burkina Faso xamle tamuy nag daañu def seen kéemtalaay kattan ba nguur gi ñu jox ko nag na mu gën a gaawee civil ya leneen ci xibaaru biti réew yi nag tey jile ña nga ca mbañ gàccee ngir fas yéene rek kon wote mu ñeel référendum bu Tunisie loolee nag gannaaw charte réew ma fa nekkoon waaye tamit mënees naa wax ni gannaaw rek parlement ba nga xamante ne nii nag kon mujjoon nañu ko rek jëlee foofee te njiitu réew ma di Kais Saied daal di mujj def lu ni mel loole nag gannaaw at tey ñu fas yéene kon indi coppar ñi ca boobépp kon charte réew waaye la ñu xamleet yi tamit mooy nit ña xam ngeen ni jamono yëpp ñu ngi doon wax ni ànduñu ca boobépp projet waaye nag dafa mel ni kon njiitu réew ma mooy buum ji buum mi foofee ca réew ma te it lii bu sottee daal mënees naa wax ni lépp luy doole dana ko gën a am foofee ca Tunisie ca Birmanie moom junte ba nag daal di nay maanaam ñu nekk ci nguur ga di kilifa ya rawatina ak l'armée ma nag daal di nañu rek kon atteb rey lu toll ci ñeent ci ñu caabi féete woon gannaaw gëj nañu ko def nag ay ati ngi nii waaye dafa mel ni kon delloo nañu buum ca boy ga ñooñee nag ñu faat bokk na ci benn député woon bu parti bu ancienne dirigeante boobu civil ñu gën koo xam ci Aung San Suu Kyi ñu soxalit prisonniers yooyu ñu jàppit ñu daal di tëj niñ ko waxee rek liñ leen ñu tëjoon ba mujj leen faat liñ leen toppee bokk na ci doon mettital doomu aadama di def yu méttee métti bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi nga xamante ni moom mooy yéenekaay officiel ba fa nekk ci atum 2021 nag ba fa nguur ga jugee ba tey maanaam coup d'état ba fa amoon mënees naa wax ni daanaka jàmm amul ca Birmanie ñu jeexale ko ak ca Grèce googu nag ay lakk-lakk yu metti moo fa am ay daa yu lakk li ko waral nag mooy tàngaay ba fa nekk muy tàngaay bu jéggi dayoo lu jege ci ñetti téeméer ci ay sapeur pompier sax tegoon nañu leen ci parc naturel boobu ñu naan jadaa nag ngir ñu mën a rek fay lakk ga foofu it ñu gis ni diggam ak frontière bu Turquie daanaka sorewuñu lu ëpp juróomi téeméer ci hectare lakk na ba jeex tàkk askan wa nag ñu baree bari nag xaweekoo nañu ca île boobee féete daanaka ca boori Grèce mënees na koo wax nag ngir mën a daw tàngaay bu metti boobu ñu ngi wax sax tàngaay bi du yem mu mel ni lakk-lakk yi daay fukki fan ca Grèce soxna naata mën nañ koo dundaat ca Grèce. jërëjëf Fatou Kiné Deme mu di ay daay yu sonal ay réew yu bëri lu ci mel ni Grèce wax nga ko France ba ci États-Unis lépp rek ci changement climatique yeeg tàngaay bu metti bi bu leen fàttee ci kanam incha allah El Hadj Daouda Mine dina fi ñëw def ab jàngat ci Pape Mamadou Seck mi ñu teg loxo lan moo ci nar a topp ci wàllum yoon Cheikh Oumar Sy nekkoon député bokk ci Aar Sénégal dinañ ko dalal booru 8h40 lay doon incha allah léegi dañuy dalal Oumy Samb ci météo bi. egsi na la Sambène Oumy maa ngi lay nuyu di la ziar. mu lay delloo ziar bu baax. soxna Naata Mbaye. moom équipe di nuyu également tous nos très chers téléspectateurs donc on y va. pour la météo du jour week-end bi. oui c'est taw bi la ñu am bu bëri doole. sur la totalité du pays fépp taw na fépp donc. Faible, c'est pas des faibles quantités on va dire inondations yi tout ce qui s'est passé là ce week-end ça résulte pas du réchauffement climatique par contre parce que ñu ngi ci saison des pluies deuxième quinzaine du mois de juillet c'est tout à fait normal taw yi am fi mu toll nii ouais donc je tenais à le préciser quand même ñu bañ a di jaxase donc aujourd'hui taw bi moom c'est sur la partie sud du territoire dañuy jël repos tuuti parce que Dakar toutes ces zones là mu ngi doon taw là ce matin c'est concentré diggante Kédougou Kolda Sédhiou ainsi que Ziguinchor par contre nuage dense bi moom mi ngi taxaw c'est-à-dire menace de pluie sur la totalité du pays mën na yegsi à tout moment côté température on est en légère chute taw bi moo ko waral température yi di baisser légèrement c'est assez léger 25 degrés dinañ ko am ci Dakar 24 degrés à Saint-Louis 24 également ci Louga ci Thiès ci Diourbel ci Fatick ci Kaolack 23 degrés à Ziguinchor ainsi que Sédhiou ci centre bi ñu ngi fay am 22 degrés à Kaffrine ainsi que Matam Tambacounda Kolda ñu ngi fay xaaral di 24 degrés et puis 20 petits degrés la température minimale du côté de Kédougou dans l'après-midi on va voir ce que la carte prévoit de la pluie toujours au sud du pays diggante Kédougou on va dire Tambacounda Kolda Sédhiou ainsi que Ziguinchor et puis sur le reste de la carte même schéma que ci soo bëggee asamaan si dafa xiin fi mu toll nii on est sur 29 degrés la température minimale du côté
côté de Dakar, 31 à Saint-Louis, 30 degrés ci Louga ainsi que Thiès, 31 à Diourbel, 30 degrés ci Fatick, 32 degrés à Kaolack ainsi que Kaffrine, Sédhiou, 30 degrés pour Ziguinchor, 31 degrés ci Kolda, 34 degrés température maximale diggante Matam, Tambacounda, Kédougou, c'est-à-dire à l'extrême est du pays. Donc ñu bàyyi xel ci taw bi. Le parapluie toujours je vous préconise de ne pas prendre bi am càpp bi mais dama def benn seetlu j'ai fait une remarque tout le pays dëkk bi yëpp ñëpp càpp kii bi parapluie bi am càpp bi la ñëpp di yor xam naa ñi koy jaay la donc dinaa bàyyi di leen wax loolu parce que gis naa ne que moom ça ne sert absolument à rien tout le monde a le même type de parapluie c'est dommage nag parce que peut-être que moo bëri ci marché bi aussi. c'est ce que je dis les gens n'ont pas le choix. fournisseur bi ouais moo tax ma ne je vais arrêter de le dire amul benn sens donc et puis pour les paysans ak agriculteurs yi fi mu toll nii ñu ngi ci taw bi bu baax a baax ñu ngi ci biir complètement dans la saison donc buy taw toujours éviter di taxaw ci champ bi comme je vous le préconise tous les jours buy taw wala ngeen di abrité wu fii am toit bi en zinc tout ça wala ci suufu garab yi yooyu yëpp c'est à éviter fi mu toll nii ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ñu xool marée yi donc les prochaines ce sera pour géej gi yéeg na fi mu toll nii parce qu'il est 26 minutes 19h24 dinañ am prochaine marée haute prochaine marée basse 13h18 inchallah et puis la bonne heure de pêche jàpp leen ne que ce sera entre 9h30 et 11h30 activité très élevée ci suba gi donc toujours dañ ciy am yaakaar rek et puis di ànd ak gilet de sauvetage bi GPS bi et puis la petite boussole donc le soleil 6h51 minutes le lever le coucher 19h42 inchallah toujours ci boori timis rek la jant bi di so donc xibaar yi wuur na dafa mel ni naa dellu si kanam en fin d'émission ñu gën a yaatal xibaaru jaww ji ma bàyyi la ak Marcel à tout à l'heure inchallah Oumy Samb un des avantages des fortes pluies mooy peut-être la baisse des températures c'est ça la baisse des températures et puis les agriculteurs ñi nga xam ne ñoom dañu soxla ndoxu taw bi parce que ji nañ fi mu toll nii li mel ni du maïs du mil tout ça ji nañ ko pour d'ici mois d'octobre inchallah ci lay meññ daal jërëjëf Oumy Samb merci beaucoup à tout à l'heure inchallah léegi dañuy dalal Marcel Farba Maroun ci un jour une actu bu leen fàtte itam ci kanam Alaaji Daouda Mine dina fi teew ci jàngat bi Papa Mamadou Seck mi ñu teg loxo léegi lan moo ci war a topp ci wàllum yoon ci la nar a taxaw tey jile dinañ waxtaanee itam wàllum politique ak Cheikh Oumar Sy bokk ci coalition Aar Sénégal moom moo fas yéene nekk suñu gan ci kanam tuuti lay doon incha allah léegi rek ñu dalal Marcel Farba Maroun